Mara Diop mën nañ ne mooy ndaw lu dëkk Ndindi la dans le département de Diourbel région de Diourbel arrondissement de Ndindi juddoo Ndindi yaroo Ndindi màgge Ndindi nekkoon nag ci keppaar xalif général des Mourides muy Cheikh Sidi Mokhtar ñu koy ñaanal yàlla nanu yàlla tas ci barkeem doon it président conseil communal de la jeunesse bu Ndindi wëlbatiku doon président conseil d' arrondissement de la jeunesse de Ndindi bi ma doonee président conseil d' arrondissement de la jeunesse de Ndindi ci laa démissionné président conseil communal bi wëlbatiku doon it délégué départemental bu Diourbel au niveau du comité exécutif bu conseil national de la jeunesse ñëwaat doon fi trésorier ñu dem élection bu métti ma doon trésorier du conseil national de la jeunesse bi ma fi jógee yàlla def na le ministre Dame Diop mu nommé ma comme attaché de cabinet du ministre de l' emploi de la formation professionnelle et de l' artisanat donc doon ndaw loo xam ne nag ci biir parti bi au niveau de Ndindi doon yor fa responsabilité yu am solo ci biir parti bi yorit au niveau du département de Diourbel ci biir parti bi yor fa ay responsabilités yoo nga xam ne ci wàllu ndaw ñi ñun ñoo ci jiite. li ñu la mën a tënkal ci lu gàtt kii mooy Mara. bon li ma dugal ci politique nag man samay waajur dañuy politique sama papa sama yaay sama ñoom ñëpp sama papa il était le premier vice-président union nationale des coopératives agricoles du Sénégal. yàlla def mu doonoon kilifa goo xam ne ci département Diourbel décision yan fa daa jël ñett lañ ci daa wax muy Serigne Diop Socé Niang ak Youga Fall ñoom ñooñu ñoo doonoon tanoor yi nga xam ne ñoo seqoon biir politique bu Diourbel ci laa dugg ci politique nag mais musuma militer ci parti socialiste ma dem militer ci PDS yàlla def it aussi ñuy góorgóorlu ba ma jiite woon fi UJTL bu PDS bu Ndindi yàlla def it aussi ñuy góorgóorlu di ci nekk bi président Macky Sall génne ñu ànd ak moom génn ngir lan ngir seet ne tey jàpp nañ ne moo gën ci réew mi donc lii moo ñu dugal ci politique. waaw loolu effectivement am na parce que c'est li may wax ne fameux maire Cheikh Seck mi nga xam ne tey jàpp naa ne tey bu ñuy xool maire bi gën a yées ci Sénégal bu ñu ñëwee Ndindi la ñu koy jëlee. bu ñuy xool maire bi gën a incompétent ci Sénégal bu ñuy ñëw ci maire Ndindi lañ ko jëlee donc bi ñu àndee ci coalition bi yàlla def na musuñu ànd ci coalition bi mi ngi wax coalition bi mais au niveau de Ndindi gi nga xam ne moom la ñu bokk fekk nekk fa coalition bi Cheikh musu ko dundal musuñu ànd ci benn élection dem nañ élection municipalité 6 voix la ma rawee mu am 14 voix yu irrégulier pourquoi les 14 voix yu irrégulier dafa ñëw université seet ñi nga xam ne ay étudiants leen inscrire ci liste électorale bu Ndindi mu jël leen fa siégé loo leen ci bureau yi parce que wóoluwutoon jeunes yi 14 voix yu irréguliers yooyu mu am 6 voix moom la ñu rawee di rax ci kii bi di wax ne conseil municipal bu Ndindi sax Cheikh Seck maîtriser wu ko pour vous dire vrai parce que bu naan conseil municipal bu Ndindi PDS 4 conseillers lañ fa am c'est faux PDS benn conseil lañ fa am muy Moussa Fall loolu Ndindi gépp xam nañ li muy wax. tegu ko ci xam-xam tegu ko ci bëgg Ndindi tegu ko ci leen bilan bi nga xam ne mi ngi koy wax au niveau de Ndindi man dama rus bi ma déggee loolu parmi bi ma déggee mu génne benn sortie plateforme yi nga xam ne doomu Ndindi yépp a ngi fi bokk boo duggee ci plateforme yooyu la ñuy wax Cheikh Seck sax da ngay rus parce que man jàpp naa ne tey benn maire bu taxawee jóg walbatiku war a wax la nga xam ne moom mooy dëgg lañ fa def vraiment bilan bu yées laa gis boo xam ne tey nee na moo ko fa def dinaa la ko indil benn par benn boobu ko laaj. gàcce la bi ma ko déggee je vous remercie ci question boobu bi nga ko évoqué laaj ko parce que it man jàppoon naa ne émission yoo xam ne rek da ngay seet nit ki lu la neex nga wax ko déedéet. 50 millions BCI santé bi laa koy commencé bu mu jaxasee ñun dañoo am partenaire bu ñuy wax Performance Afrique googu daf fi jiitu avancé Seck di fa ñëw yàlla def mu baaxee ñu di ñu tabaxal ay centre ay poste de santé ak i case de santé donc kon man danaa bind OFNAC pour que les 50 millions BCI santé googu ginnaaw indil na ma ca leeral te mu leer ma naññi man salle de soins bañ fay def 5 lits moo fa nekk boo dee tapé ci internet demal nga bind salle de soins de Ndindi nga xool dana la ko gindi keroog bi ñu koy inauguré 5 lits moo ca nekk salle de soins ba matut 20 mètres carrés keroog ba ñu toogee ñu ne salle de soins bi 20 millions lañ ci def dama tiit beneen bi ci des nee na Ndéem Njaay ci 50 millions BCI santé lañ ko tabax Ndéem Njaay kenn ku ne xam na ne Ndéem Njaay waa Performance Afrique moo ko def beneen bi ci des nee na beneen dëkk bu ñuy wax
Daaru Salaw xuma fenn fa bés yi santé lañ ko def ñooñu Performance Afrique lañ ko kon Performance Afrique dama leen di demander ñoom nañu ñëw investissement ya ñu def Ndindi ba xam bés yi santé lañ ko defee wala Performance Afrique moo ko def donc kon foofu day wax rek te la muy wax maîtriser wu ko xamu ko xam nga liñ naan bu ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm moo dal le maire Cheikh Seck parce que jàpp naa ne tey li mu def Ndindi loolu scandale yooyu mi ngi tudd ay scandale yoo nga xam ne yooyoo ko gën a grave te danañu saisir OFNAC pour ñoom ñu ñëw xaalis bi nga xam ne président Macky Sall dugal na ko ci biir Ndindi ñu justifié ko leeral ko. ci les 15 000 les 5 millions yi nga xam ne njëkk nañ ko wax les 5 millions yi nga xam ne njëkk nañ ko wax 5 millions yi dem nañ ci yoon ba tey mënut a indi benn justification mi ngi lim nee na bi muy ñëw ci Ndindi benn dëkk ñetti dëkk moo fa am ndox ñetti dëkk yooyu dama ko dàq bi muy ñëw ci Ndindi fekk na fa au minimum 10 dëkk am fa ndox. 10 dëkk yooyu ci biir 10 dëkk yooyu 3 ñooñu fa may ndox ci yeneen communes yi nga xam ne moom la ñu kii tey là que je vous parle actuellement Ndindi dafa am problème mu ndox ñaari dëkk ñetti dëkk ñoo ciy am ndox muy Layaabe muy Kër Awo muy biir Ndindi Layaabe Kër Awo dànq seen moo ñuy may ndox biir Ndindi château d'eau bi nga xam ne sëñ Cheikh Mati Lay moo ko fa defoon moom moo ñuy indil ndox mais yeneen dëkk yi ci des yépp bu la neexee nga wër xool là que je vous parle Ndindi dafa am problème mu ndox. tey bu bëggee mën nañ ko wax nañu laaj ñun bu bëggee opérateur bi ko doon jaayal gerte gi ci rajo la ci télé laay wax su ko neexee mu woo ma accusé mu woo ma ci yoon opérateur yi ko doon jaayal gerte gi mën nañ na ko opérateur sàngam ak opérateur sàngam ñoo ko doon jaayal gerte gi pour mu clair rek ñun xam nañ li ñuy wax bu duggee ci rajo yi dikk ci sénégalais yi dikk di leen wax ne lii ak lii te loola la muy wax damay faral di wax ne mag mu dul wax dëgg ak borom daraja du wax dëgg rey rek ci gën parce que day tromper loo nguur Cheikh Seck loolu ci noonu la mel donc loolu muy wax gerte gi chaque année que jëfee dina am quota bu am solo boo xam ne dañ koy dugal biir Ndindi ñun li ñuy wax xam nañ ko buñ ko dugalee biir Ndindi da koy wër di ko séddalewaat pour que ñooñu di ko bay bu déwénee ñu fay ko gerte kenn ku ne gis na loolu leneen li ci des da koy jaay. loolu dama ko dàq ba mu des ndax kenn ku ne jàpp na ne tey bi Dame Diop ñëwee ñu président am yéene pour jàppale artisanat dafa yëkkati xaalis bu takku jox ko artisan yi bi mu yëkkatee xaalis bu takku jox ko artisan yi ministre dafa woo les chambres de métier ñu ñëw toog mu woo directeur de l'artisanat mu ñëw toog ñoom ñu def seeni comité def ay plateforme boo duggee ci internet bi les émissions de Dame Diop fenn fu ne toog na wax fa émissions yi ci rajo yi mu wëlbatiku dem ci chambre de métier yi toog waxtaan ak ñoom relais yi entre le ministère ak ñoom en chambre de métier yi mais en tant que responsable politique am ay artisans nee na ma gis kenn na ma wan kenn wala mu tuddal ma kenn koo xam ne bind nañ ko te du artisan bu ko xamoon sax da koy wax ndax je connais qui est Cheikh Seck su ko xamoon danaan diw de birëb sàngam bind nañ ko te du artisan na ma ko liiral gisu ko en tant que responsable politique nag loolu lañ nuy doyee tey bu fekkee ne tey ndimbal jóg na jëm ci artisan yi ñu am ay artisan yoo nga xam ne dañoo juddoo Ndindi yaroo Ndindi di xayantu biir Ndindi yoonu ay artisan pur et dur suñu leen gisee ci luñ leen mën a yombalal pour ñu bindu ji dañ leen yombalal pour ñu bindu ji man jàpp naa ne loolu bu fekkee nag moom ci parti politique am dafa amut ay artisan yu mu mën a dimbale ay dóorkat la bëgg a am na ko wax ñu fekk dóorkat du fi jàlle pour vous dire loolu lay wër di wax loolu duñ ci ko compter duñu ko kii le ministre amul temps parce que moom c'est un travailleur mi ngi liggéey la mu war a liggéey na ko bàyyi moom muy wax. Cheikh Seck day wut allié ku dangereux la biir APR la bëgg a diaboliser parce que là que je vous parle mi ngi wër ci département di Diourbel nee na il est ministériable su gouvernement bi di ñëw day doon ministre dañuy dàq sëñ Mbaye Thiam dañ koy def ministre fu mu tourné loolu lay wax donc jàpp naa ne tey conseil départemental bii nga xam ne moom la ñu jëm moom la visé di wut kum ci àndal Aminata Tall et ministre Dame Diop magam la tantam la ay liens yu am solo la ñu am tey boo demee biir kër Aminata Tall njabootu Aminata Tall lam leen wax soutenir leen Dame Diop te ñu ngi koy def nga dem ci Moustapha Gueye rakku Dame Diop la Fat Diané ak Dame Diop kenn ku ne xam nañ ni mu demee Dame Diop amul problème ak ay leader politique yi nga xam ne ñu ngi nekk biir Diourbel amu ci problème ak opposition bi donc kon man jàpp naa ne li ma naan ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm man nag li ma koy wax
ci alxuraan dañu ne bu leen jooyal ki nga xam ne dafa faatu ñu di ko jooyal loolu alxuraan dafa dàq ko jooyal xam nga ki mat a jooyal ki nga xam ne mag la dafa am bàkkaar bu nga xam ne tuubagu ko te nekk ca di ko continuer di ko def kookoo jara jooyal kooku nag jëmmi si pour vous dire vrai ñun nous sommes candidats lañ au niveau ci maire Ndindy lu tax parce que dañu jàpp ne tey la nga xam ne nii ma nga biir Ndindy am nañ ay yéene am ay mébét yoo nga xam ne war nañ ko mën a changer ay ndaw lañ di doog a dugg ci àdduna xam ci lu bari nag wax dëgg yàlla tey war nanoo mën a boole suñuy force ñun ña fa nekk pour que défi ba fa nekk ñu relever ko jàpp naa ne Cheikh Seck ci tourne virage am la ne boo ko gisee li muy wax ci rajo yeeg télé yi xam na ne point de faiblesse la nekk guy buy daanu coow la day bari tey loolu nga wax que ñun lanu war mooy que xam nañ ne kii demut du dem loolu li ma ci faral di wax dama ne dañu bokk ci coalition bokk ci parti képp koo gis muy tal-tali di wax dafa bëgg buzz bëgg lu mu wax bëgg fun ko yóbbu moo tax mu di ci ngal-ngali di wax mais munoo bokk ci coalition bokk ci parti bi décidé gun pour wax xam nga lan tal mbënn mii nga xam ne sonal na Sénégalais yi xam nga lan tal semence bii nga xam ne sonal na Sénégalais yi mënuñu fal nit tolloo gut ci ñaari at ñetti at nga bëgg ko wax sax noonu ëllëg nan nga ko ca war a doxale ñun bu ci président addoo ñu addu ci mais bu ci président adduwut mënaguñ cee wax benn baat Ousmane Sonko du ma faral doon wax sax ci Ousmane Sonko parce que booy xool ku rancunier ku mel ni Ousmane Sonko moom à chaque fois dama koy faral di wax moom bu régime bee ko tollal ni mu toll parce que xam nañ ne li ko doon alimenté ci régime bi la nekk boo demee nag nit nag mënoo koo duma ba pare te ko yuuxu mi ngi wër di wax nañ ko bàyyi mu wër di wax l'essentiel président mi nga xam ne moom lay concurrence al moom su président defee fukk mu wax benn du ma ci sori ci le cas de Ousmane Sonko. sama dernier mooy sant mboolem koo xam ne responsable la nekk département de Diourbel di ànd di jàppale président de la République di leen lancer waat benn appel xam ne tey di masawu ñi nga xam ne mbënd mi sonal na leen le ministre Dame Diop ñu gis mu def ci effort bu am solo au niveau du département de Diourbel ba ci commune Diourbel wut ay moto pompe pour dégager ndox ma foofu vraiment ñu di ko saluer ci geste bu noble boobu nga xam ne bi mbënd mi jubee moom moo ko ci njëkk a def donc di ko ci sant di ko ci gërëm di masawu ñëpp di ci jaale ñi nga xam ne loru nañ ci di santaat ñëpp di gërëm ñëpp je vous remercie.